ku ne xam ne ne yàlla daa bind te yemalewul am na ñu matal am ñu matlewul waaye ba mottali amee ba léegi kenn sonnatul buur kattan di produit 100% naturel sans effet secondaire ñu defare ko li nga xamante ni moo di petit cola bisaab ak jinjeer ñoo ngi jàppale leen ci seen wàllu kattan ak seen wàllu wërgu-yaram bu nekk jarna fi nguur ak keng ba ci kikirikiij waaye bii mooy seen buur di buur kattan ballonnement moo ci mën constipation faiblesse sexuelle diabète sinusite éjaculation précoce di joxe appétit sexuel teg ci itam day raxas sa biir ba mu set wecc wooteel gaaw ci 77 413 59 24 77 413 59 24 xar yëpp xar lañ waaye laadum da ciy gën te bu ñu nee góor ngóoraa tax. jaajëfal leen ci topp ngeen ñi topp suñu ay programme Sunugal 24 mbokk yi internet ñu ngi leen di nuyu bu baax a baax di am kontaante ak mbégte janoo ak yéen ci émission bu mag bi nga xamante ni moom moo di le grand point ñu koy amal samedi bu nekk gën ko yaatal ma ci ànd ak Moustapha Mbaye ak Aliou Top donc damay bàyyi ñu daal di nuyoo ñu soog a jàll ci waxtaan bi Aliou ñu ngi lay nuyu bu baax. ñu ngi lay fay Cheikh Mafou tey moom da ngeen ma war ne samedi ngeen nekk moo tax ngeen def seen ñaari lakkos bàyyi moo dem sama lakkos Dubaay mais grawul di la fay nuyoo di nuyu également ñi nga xamante ne ñooy ñuy bàyyi xel ci jotaay bi di le grand point. Moustapha noo def. maa ngi lay fay di nuyu ñëpp ñi nga xam ne dañuy ànd ak ñun dalee ko lundi ba samedi ci Sunugal 24 di nuyu Aliou mi jàkkaarlool wax ko bi mu sol tamit am na solo bu Dubaay daa xewle Dubaay ay am na solo Dubaay fa xew surtout ay ca mi ngi noonu dañu koy daal di doore ak li nga xamante ni démb ba léegi ñu ngi koy waxtaane muy retour de Cheikh Mahi bi nga xamante ni demoon na fële ci Soudan doon négocier ak ñoom ci seen problème boobu nga xamante ni ak Darfour mu nekk problème boo xam ne problème bu yàgg la mu am ci ndam nag adduna bi yëpp rafetlu ko rawatina Sénégal gi nga xamante ni fii la bàyyi ko donc démb lañ ko doon teeru fële ci aéroport Léopold Sédar Senghor mu bëri woon na ay nit loolu fu ñu jógee fu nekk ci réew mi donc doon ko gàttandu moom Cheikh Mahi moom nga xamante ni moom mu nekk xalif général des Niassènes Aliou ñu ubbee foofu rek bàyyi la ko def ci commentaire ci li nga xamante ni Cheikh Mahi réussir na ko ci foofu noonu nga xamante ni moom moo di Soudan mu nekkoon seen problème boobu mu ñu indi ci ak saafara. waaw kanaa di feddali ak ziar jëmale ko ci cheikh bu tedd boobu Cheikh Mahi wane tina beneen xar-xanam bu nga xamante ni baayam ju baax ji daf ko doon dox ci àdduna bi muy Cheikh Ibrahim Niass xam ne ñëpp xamoon nañ ne ab diplomate la bu mag ñu xoolit liggéey bi nga xamante ni Imam Cissé def na ko ci yoon wi ak dimension intellectuelle bi nga xamante ni amoon na ko ak communication yi nga xamante da ko doon jotal di am ci gox yu mel noonu ak yeneen réew yu nga xamante ni du sax Sénégal boo xoolee ay taalibeem lu ci ëpp duñu ay sénégalais quand on le dit nag waxuñu ne bëriwul taalibe Sénégal ëpp na li mu am ci ay taalibe fii ci Sénégal mais dafa fekk ne yeneen population yi ñoom ñoo ñu gën a bëri te foofu dafa am ay millions et millions de taalibe di mën di waxtaan ak ñoom Soudan googu noonu par exemple dafa am ay taalibe yu bëri donc suñu nekkee si ay jafe-jafe yu mat plus de 20 ans xam ne sax tey ñu bëri ñuy dund sa gox boobu amaana jafe-jafe boobu moom moo leen mag mu ñëw dox ci ay tànku jàmm ba yàlla may ko ci ndam du ñu def lu dul gën di ko ñaanal yàlla guddal fanam dëgëral ay cëram mu yàgg di dox yu mel noonu fépp fu conflit am ci aduna bi bu ci mënee dem dox ci tànku jàmm ba sunu borom delloo ci jàmm mu def ko. parce que xam nga sëriñ bu mel ni Cheikh Mahi buy jóg du jóg rek ci noonu dina xool lépp càmbar ko ci zaahir ak ci baatin donc ñaari yoon lay intervenir ci baatin intervenir ci zaahir donc li ñu gis nii mu mujjee def mooy li nga xamante ni def na ko ci zaahir mais bu kenn xam ñaata yoon la toog di wéetal suñu borom di ñaan suñu borom delloo si jàmm ci foofe yooyu dañ ko ci sant di ko ci gërëm di ko ñaanal suñu borom gën a dolli kattanam gën a taxawal dëgëral cëram yàlla woyofalit yen bi ci kawam parce que bi mu ñëwee ba léegi gis nañu acte yi nga xamante ni mu ngi koy posé ci yoon bi di ko ñaanal bu baax yàlla may ko fanu gudd ak wér-gu-yaram di ko waxit li mu def wax dëgg àdduna wërngal képp kontaan nañ ci ñu ngi xaarit suñu autorité yi nga xamante ni ay autorité aada lañu ci réew mi am lu nga xamante ni ñoom it dinañ ko taxawee gën ko encouragé képp ku nga xamante ni aussi kilifa diine nga ak fi nga féetee ak fi nga mën a dem def fa intervention pour jàmm mën a am ci réew mi loolu parce que l'islam it loolu moom mooy mission am mooy que ni nit ñi am jàmm nit ñi di dimbalante am solidarité ku ëppale sa morom dimbali ko moo tax yàlla suñu borom sàkk zakat ak yeneen ñi nga xamante
xamante ni yëpp alxuraan wax na ko xam naa ne du lii comme benn ponk la rek ci mbir yi lu ñuy def mooy bamtuwaat ziar bi di ko ñaanal fan wu gudd ak weer. Moustapha noo jàngatee mbir moom mi ne. waaw damay rafetlu tànk yi nga xam ne dox na ko ba ndam am ci. parce que loo xamante ne la man je me dis que ñaari nit ñu xuloo dañuy faral dégg ñu ne ñaari nit ñu xuloo nga jubaale leen rek yombal xiyaam di nga bokk si ñi nga xamante ne bu naaj bi di lakk yuuri yow doo yàlla dina la ci muccal. parce que pour mesurer yool bi ci nekk waxuma laa nag ay communautés yoo xam ne dañoo am ay féewaloo nga dem jubaale leen loolu yool bi ci yàlla def rek sur le plan religieux rek kenn xamul nu mu toll. bu ñu ñëwee sur le plan humain dafay wane encore une fois rek ne ñun suñu dëkku Afrique yi dafa am loo xamante ne mooy suñu base moom lañ gëm mooy suñu ginnaaw mooy koo ci dàq rek am na ku mu gëm. boo demee Soudan am nañ ay chefs religieux boo demee Burkina chefferie religieux yi ba léegi ñu ngi fa boo ñëwee fii ci Sénégal am nañ confrérie yoo xam ne am nañ doole nga dem Mali di nga fa fekk ay chefs religieux yoo xam ne am nañ doole. pourquoi pas ñu ci sukkandiku à chaque fois ñu bëgg ñu vendre benn modèle démocratique boo xamante ne boo ci jàppal doo saafara sa mbir wala doo ko defar. te pourtant ñooñu bu ñu leen mettre au devant am na conflit yu bëri yoo xam ne mën nañ ko régler fii ci Afrique mais malheureusement duñ ko def. waxuma la tey ji Soudan rek mais Nigéria am na lu bëri yoo xamante ne waa Kër Baye war nañ ko fa mën a régler. parce que ay kilifa yeen loo xamante ne suñu mayee teg leen ñu teg suñu leen bàyyi leen ñu bàyyi donc noonu mën nañ ko jàpp mën nañ multiplier exemple yi dafay indi tamit beneen explication bi mu wane ne ñi nga xamante ne ay kilifa diine lañ yàgg nañu impliqué wu ci mbirum conflit ak yu ni mel. boo delloo gannaaw tuuti jamonoy Mamadou Aziz Dabakh jamonoy Serigne Fallou jamonoy sëñ Abdou Lahad Mbacké ñoom à l'époque seen duggante ak homme politique moo gënoon bëri ñaa ngi fàttali ko jamonoy ndigal mooy jamono xam dañ daan joxe ndigal c'est-à-dire dañu amoon benn implication boo xamante ne spirituel bi ak temporel bi nekkatu ñoon di leen xool boo xamante ne bu gàmmu jotee nga ñëw toog wala màggal jot nga ñëw toog wala tant que dëkk bi jaxasoowul doo génn c'est-à-dire am na benn implication bu ñu amoon boo xamante ne parfois duñ doon jouer benn rôle d'avant-gardiste boo xamante ne sax dañ leen daan permettre ñu anticiper par rapport à un problème boo xam ne mi ngi ñëw ci kanam mais malheureusement loolu dañoo gis ñi avancé tuuti politiciens dem ba réussir ne leen yéen ay homme politique ngeen yéen ay religieux ngeen waroo leen bokk ci sphère politique bi taxawee leen na leen ngeen bàyyi la ñu doxal mais bu lëjee nag ñu woo leen gis nañ fi événement mars yi bu mu cóolee ñu naan na kilifa yi wax na ku nekk wax mais tant que mi ngi normal mi ngi rafet bu leen bokk waroo leen a bokk loolu moo waral ñu fexe ba suñu code yeeg suñu constitution yëpp ñu ne parti bi warul am benn appart affaire mbirum religieux warul am lii warul am lële rien que rek pour le tenir à carreau ñu bañ a bokk ci mbir mi et loolu yaakaar naa ñàkk xam sa bopp moo waral loolu mais tubaab bi ñoom li ñu xam ne mooy seen atu dañ ko teg sur la table di doxee ak moom ba tax na li nga xamante ni moom la def muy Cheikh Mahi Niass di xalif général bu Niassène yi donc muy indi jàmm fële nga xamante ni moom moo di Soudan ci diggante ay communautés yu bëri yoo xamante ni ñi ngi nekkoon ci ay conflits yi ay jafe-jafe donc mu indi ci ak saafara mais aussi ñu bëri seen xel daal di dem ci Mali gi nga xamante ni jege nañu trop te ñoom aussi ñi ngi ci ay jafe-jafe ak CEDEAO ba tax na gis nañu que lu bëri loo xam ne si nii tey mi ngi doon jugee Mali di dugg Sénégal ñëwatul wala li doon jugee Sénégal di dem Mali dematul donc côté boobu noonu mu sooxe bu baax a baax rawatina transporteurs yi nga xamante ni ñoom ñoo doon dem foofu nga xamante ni moom moo di Dakar Bamako mën nañ ko fa xaar foofu aussi ñu indi fa caafara ñoom religieux mën nañ ko fa xaar fa également na tàngoom yëpp ñi nga xamante ne ay xalif généraux lañ nekk ci réew mi parce que ndogal boobu entre Sénégal ak Mali ki ko jël du kenn ku dul le président de la République du Sénégal Macky Sall donc wax ak moom ne ko embargo bi kat ci Mali nekkul li nga xamante ni moom moo gën ci sa askan te nag askan wi ñoo la fa teg soo bëggee seen jàmm ngay bàyyi rataxal diggante bi nga xamante ni dem beeg diklante bi dafay impacter directement ci société bi nga xamante ni moom ngay gouverner bu ko defee jàmm jooju ñëw ñu jéem a it xool naka la ñuy def ba nga xamante ni jàmm dina dellu si Mali jàmm dina dellu si Guinée ak dëkk yi nga xamante ni ñoom ñoo ñu wër yëpp parce que nag bu fekkee ni sa dëkkandoo këram day takk nga teel ca artu moom mooy gën balaa ndaay gi di law ba yegg si sa kër moo tax foofu intervention yi dañ cee war a gaaw très rapidement jàmm dellu ci dëkk yooyu ñoom it ñu nekkaat di dund li nga xamante ni moom mooy dund bu normal embargo bi également ñu wax ak Macky Sall ba nga xamante ni dina ko dindi dem beeg diklante bi mën a woyof am na ay famille yu bëri yu nga xamante ni actuellement seeni affaire ñu ngi taxaw
ndaxte ñoom seen liggéey mu ngi nekkoon diggante Bamako ak Dakar te bu fekkee ne Bamako ak Dakar amatuñ demlante ak dikkalante ñoom seen i activité dafay taxaw donc am na lu bëri yu nga xamante ni mu ngi koy yàq te yàq boobu noonu war na ci bàyyi xel bu baax parce que ñooñu di yàqule ci njabootam la ñu bokk te njaboot googu noonu bu ñu lompañee yow mi nga xamante ne yow yaay borom kër gi yow yaa ci sonn. yaa ciy sonn Moustapha loo ci sànni ci Mali. waaw Mali c'est un problème beaucoup plus compliqué. problème bu gën a compliqué la parce que c'est un problème politique boo xamante ne du ay communauté mais dëkk la boo xam ne dañoo jàpp ne dañoo def coup d'état ña fa nekk ñu ne leen joxe leen nguur gi wala ngeen jox ñu app bu raisonnable bu ngeen jógee ci nguur gi ñu lànk ñu ne léegi dañ leen di dañuy dakkal dem beex dikkalante bi loolu je pense que loolu chef d'état yu CEDEAO ñoom la ñu war a waxal ñu revenir à la raison bàyyi li nga xam ne moom la ñuy def parce que yaakaaruma amuñu jafe-jafe entre ci biir peuple malien ak peuple sénégalais mais ñoom chef d'état yi ñoo jàpp ne ñi ñu dénk nguur gi wala ñi fëkk nguur gi jamono ji dañ koo war a joxe ci app sàngam bu jege léegi loolu nag tey ji pour ñu lijjanti ko je pense que waa CEDEAO ñoo war a xool naka la ñuy def ba desserrer un peu l'étau bi nga xam ne moom lañ teg ci kaw peuple malien bi parce que su fekkente ne gis nañ ni bi Cheikh Mahi doon ñibbisi ñu ne ko waa Mali ne ko doo survoler suñu espace aérien parce que da ngeen ñoo embargo donc war a bu guerre sax mondial noonu laa ko mën a expliquer mu doon loo xamante ne man dama ci ànd ak ñoom parce que gis nga je me dis que parfois Assimi xaw ma ko mësuma ko kii mais nit ku am fulla la parce que man boo ma bañee rek ma bañ la nit ku am fulla la te nit ñi doxalee ni Sénégal topp ci dynamique boobu ñaari dëkk yoo xam ne ay dëkk frère la ñu tey jii boo doon mu amoon fi temps yi passe ñoom dañ doon dox pour dem duggi Mali ñu bloqué leen ci frontière neen doon dugg parce que dañ leen a embargo je pense c'était des activistes xaw ma mu doon ba ay mesures restrictions yoo xamante ne kenn mënu koo rafetlu ci diggante bi ni ñu xojee dëkk ba leen def nañ tout pour asphyxier dëkk bi baaxul ñoom te ñu trouvé ay issues fexe ba am yeneen jokkalante yeneen dëkk yoo xam ne ñu ngi siy gis seen bopp léegi pendant ce même temps Sénégal di perdre loo xamante ne ay milliards yoo xam ne mi ngi koy perdre ci trafic bi nga xamante ne parce que port Sénégal yi Mali moo nekkoon premier client wu Sénégal bi dafa doon transiter kenn xamul nu mu toll léegi loolu lépp nga toog di seetaan parce que dëkk bi ñoom d'accord nañ ne ñun nii lañ bëgg suñu dëkk ñu doxalee ñu ko lii lañ d'accord lii ak lii ngeen du fi amee parce que dañoo bëgg démocratie dañoo bëgg lii ak lii ak lii je pense que loolu problème la bu compliqué boo xamante ne du yomb a régler surtout am nañ fa problème terrorisme boo xamante ne chaque fois dafay sonal waa Mali problème terrorisme boo xam ne dafa c'est devenu une hydre la ñuy wax sax parce que da nga fay gis AQMI gis fa Ansar-Dine gis fa Al-Qaïda Maghreb Irak yi gis fa àddina ñoo xamante ne ay groupe terroriste lañ yoo xamante ne vraiment kenn xamul Boko Haram ak ñoom ñëpp a nga fa mu doon zone boo xamante ne dafa jànkonte ak mbiru terrorisme yoo xam ne groupe yu bëri yoo xamante ne dafay jafe ñee saafara moo tax problème malien bi c'est un problème à prendre au sérieux d'accord ñu daal di ñëw ci réew mi ak politique bi nga xamante ni mi ngi jaaba jolli jamono ji nga xamante ni démb conseil constitutionnel daal di nay joxe ab maanaam dogal ci li nga xamante ni moom moo jëm ci wàllum liste yooyu wala ay recours yu ñu fa dugaloon ginnaaw bi nga xamante ni direction générale des élections ministère de l'intérieur daal di woon xaatim ab arrêté daal di niilal li nga xamante ni moom mooy ay liste jëm ci mooy Benno Bokk Yaakaar seen suppléants yi donc ñoom du ñu am ay suppléants ñi nga xamante ni moom moo di Yewwi Askan bi ñoom seen liste titulaire bi la ñu daal di niilal loolee nag la daal di conseil constitutionnel loolee la daal di dëggal mu jur coow lu bëri nag gis nañ mandataires yi démb ci guddi ñoom ñëpp yéeg nañ yàbbi ci ku ci mel ne Déthié Fall mi mandataire Yewwi Askan bi waaye aussi Benoît Sambou moom nga xamante ni moom mooy mandataire bu Benno Bokk Yaakaar donc mu mel que ni liste titulaire bu Benno Bokk bu Yewwi Askan bi du dem kon ñoom Sonko ñoom Aïda Mbodj ñoom Déthié Fall ñoom ñëpp daanaka mën nañu wax ni du ñu dem assemblée nationale donte ñi ngi waajal ay rassemblement yu mel noonu ñu ngi ci doon waxtaan man ak Moustapha démb Aliou noo jàngatee décision bi nga xamante ni conseil constitutionnel jël na ko ci recours yi nga xamante ni moom lañ fa dugaloon. du lu ma bett parce que simplement mbiru politique yu bëri moo ci rax. parce que xam nga élection yi ñu ditmal déjà tappale bi daf ci commencé feeñ bu wér ndax bu fekkee da nga def fi loi teg ne ngir nga bokk ci élection lii moo la ci tax nga bokk warul ëpp warul a yées kenn ëppal nga bàyyi ko mu dem mooy yaa ngi commencé tappale kon Benno Bokk Yaakaar warul woon bokk ndax surplus de parrainage ñu jógee foofu na la da nga war a respecter parrainage foo teg góor da ngay teg jigéen ci wet ga te ñu toppalante it nga jalgati loolu ñu war la rocc dindiwuñu la xam nga waxuñu
ci code bi wala ci li ñuy bind ci loi yëpp que ni boo amee as erreur ci benn partie dañ koy rocci bàyyile beneen partie bi parce que loolu moom mooy yëfu caaxaan yi liste bi dafa am titulaire ak suppléant ak fépp foo manti dem sans titulaire bi ak suppléant bi du dem parce que bu fekkoon ma ñuy déposer amuñu woon ay suppléant wala amuñu woon titulaire dañ leen di wax seen liste bi matul donc day nekk irrecevable alors bu ñu demee foofu ba direction des élections gis ne kat ñi nga xam ne ñoom ñoo nekk ci nguur gi dañoo jalgati salfaañe li nga xamante ni moom mooy yoon te ñoom jàpp nañ ne comme ñooñu ñoo leen di wax ñuy def ñoo leen di tere ñuy bàyyi ñooñu xalaatul ñoom ñu bañ a ñàkk ci élection yooyu noonu. léegi yan tappale la ñuy dugal ba nga xamante ni ñoom dinañ mën a bokk ci élection yi loolu moom mooy seen interrogation comme ñoom dañoo juum ci parti bi nga xamante ni moo gën a amaana ñàkk solo ci mbir yi mu ngi mel ni nga am sër nga di ko ñaw nga am ci doublure comme doublure bi ñàkk na mais yàqul sër bi waaye ñambaas nag dafa baax ci sër donc ñambaas boobu noonu moom la ñu dal di teggi ne ñambaas bi nañu ko dindi du tee mais bu fekkee ne ñambaas bi dafa nekkoon obligation ci sër bi da nga war a nag dugal ñambaas boobu bu dee ñambaas bi amu ci nga tege ko na sër bii nii kat li war a tax mu mat motul donc dañ ko war a génne alors beneen bi moom mooy Yewwi Askan Wi li nga xamante ni fa la ñu sukkandiku waxoon naa ko fii ne fépp fu ñu sukkandiku ba mën a valider liste wu Dakar war nañ ci mën a sukkandiku ngir valider liste nationale bu Yewwi boobu noonu waaye comme tappale yi ñun gisoon nañ ko bu yàgg de fii la ñu toog ne comme dugal nañu Ndakaaru ba gars yi nangu ko tàccu nañu xaar suba galgal bu garaaw bu nga xamante ni moo leen ciy fekk effectivement mooy Dakar bi ak proportionnel bi est-ce que c'est le même problème. non mais du même problème waaw mais bu Dakar bi benn nit bu nekk ci ñaari waaw mais bu Dakar bee gënoon garaaw bu Dakar bi moo gënoon garaaw gën a flagrant mooy que ni ñëpp nangu nañ ne ñii respecté wuñu parité bi juróomi góor la ñu teg te dañu war a am lu mu gàtt-gàtt ñetti jigéen c'est-à-dire ñeenti góor wala ñeenti jigéen lu mu gàtt-gàtt daf ko war a am ci liste boobu ñoom ñu def juróomi góor donc respecté wuñu parité bi ba ñoom ñëpp ñu nangu ne foofu dañu voté alors boo ñëwee ci liste nationale bi xam nga dañ ñu wax titulaire ak suppléant alors bu fekkee titulaire ak suppléant yow ma def la ci titulaire bi def la ci suppléant bi bala ngaa éliminer sama suppléant mais xoolal sama titulaire ba pare nga tege ko ne leen titulaire bi mat na nga door a ñëw ñan lañ ciy toftal en cas où ñii bëgg ñoo dem wala bokkuñu wala ñu désister nga xool gis na kii kat mu ngi fii waaye dafa nekkaat fii mais nga rocc ko fi mujjee nekk mais ñekk dugg ba pare ñu mujjee laa génne mais loolu xel xalaatu ko c'est-à-dire loolu mooy tappale yi nga xamante ni am na bu ñu demee ba nga xamante ni dañuy dem ba jël seen décision pour xaaj liste yooyu ñu waroon bàyyi titulaire Yewwi dem ñu dindi seen suppléant bi parce que nit bi nekk ci titulaire boobu ki nekkoon fii ñu remplacer ko ci titulaire bi finalement kooku nekkatul ci suppléant yi donc dañ koy dindi ci suppléant yi kanaa bala ngaa wax suppléant kay da ngay matal titulaire ba noppi comme moom dafa nekk fii ba pare nekkaat fële. mais précision kooku ci suppléant yi li njëkkoon a nekk. waaw mais ak lu mu ci manti doon. may ka ni. bi ñu remplacer lañ ko jëlewaat. waaw ñu remplacer ko yóbbu ko fële. may ka ni tey yow. bu fekkee nañu jël un exemple de match de football. alors yow da nga nekk ci liste remplaçant yi. mais dañu dem ba wala ñuy war a départ match bi am kenn ko nga xamante ni ci titulaire yi mënatul lii ñu rocc la dugal la ci titulaire yi dañ lay toogloo ci bande touche wala da ngay dugg ci terrain bi football. mais da ngay dugg ci terrain bi football. bu fekkee ne nag dañuy def suñu remplaçant ba mu jeex ñun ñu amoon droit def 5 remplaçants finalement ñu def 4 remplaçants amuñu 5e remplaçant on sera obligé de jouer comme ça loolu moom mooy dëgg bi maintenant nag. bu fekkee ni dañu sukkandiku ci tappale yi nga xamante ni moom la ñu war a def na liste bi kat mooy liste nationale bi waxoon naa ko fii ci benn Actu 24 ne problème bi mooy profil yi nekk ci liste nationale bi est-ce que ay profil la yu nga xamante ni gars yi bëgg nañ leen ñu gën a yokk seen dayo politique est-ce que gars yi bëgg nañ leen ñu gën a am yenn position yi est-ce que ñooñu bu ñu génne battre campagne naka la mën di def mais nag yàccaaral bi ak seetaan bi nga xamante ni yeneen coalition yi nekk ci wet gi def nañ ko man moo ma yéem mooy lu mel ni Aar Sénégal bokk gis-gis xaw ma liggéey ak yeneen coalition yi nga xamante ni ñoom dañu war a bokk ci élection yi ñoom ñoo waroon a taxaw xar seen tànk tubooy ne Sénégal gii du dëkk bu nga xamante ni dañuy salfaañi loi yi parce que ku def lii suba boo salfaañee kii constitution bi bu yeboo ñëpp ne teg parce que kenn ñemewu fee ŋàng parce que dañoo jalgati loi yi nga xamante ni yooyu dafa nekk ci suñu charte fondamentale réew mi tey ñoom respecté wuñu ko ñëpp taxaw di seetaan mooy que ni Benno wala Yewwi comme dañu am ay njuumte yu nga xamante ni def nañ ko te njuumte yooyu day war a tax ñu neenal sa liste ñoom ñaar ñëpp la ñu waroon a neenal seen liste ñu def suñuy élection ci yeneen coalition yi nga xamante ni ñoom
ñoo ngi fi ñu dem def ñoŋante dem assemblée nationale représenté également ndaw yi nga xamante ni ñoom ñoo leen tànn yóbbu leen foofu noonu mais lii ñu def nii jàpp naa ne du lu déjà en démocratie luy yokk Sénégal en démocratie te nekkul lu nga xamante ni day indi jàmm également ci réew mi donc nañu xaar fan yi di ñëw ay yëngu-yëngal ay nit yi toogati ci ay quelques jours seen activité taxaw ay mbir yu nga xamante ni dinañ ko après réparer ñu am élection yu nga xamante ni day métti après loolu contestation yi am 2024 jublu si xiiroo be ngaayoo bi tamante dëmm bi non seulement ci biir coalition yi kenn ku si nekk di nga tam sa morom mais askan wi sax ni ñu war a gisee seen bopp ci élection yi après duñ ko gisee seen bopp day tax yow mi nga xamante ni mbël xeen ngay war a dem voté ji mën ngaa toog donc taux de participation bi ci élection yi également day gën a faible loolu yi daf ko ci wane donc mu nekk lu bëri lu nga xamante ni jàpp naa ne non seulement direction générale des élections ñoom ñoo ko waroon a njëkk a bañ bala moo yegg ci conseil constitutionnel ba gars yi di atte naan nangu nañu wala nanguwuñu mais cette sage yi nga xamante ni ñoom ñoo nekk foofu la ñu sukkandiku ba valider liste Ndakaaru bi waroon nañ caa mën a sukkandiku quand même valider ñaari liste yooyu noonu. voilà fu ñu naan ba rejeter li nga xamante ni moom mooy seen recours yooyu noonu waroon nañ fa sukkandiku rejeter li nga xamante ni moom mooy liste Ndakaaru bi te nañu def ba nangul ñooñu. seen recours yooyu ñu invalidé ko waroon nañu tamit ñi nga xamante ni ay parrainage leen nag yu mel noonu ñu tax ñu gàntal leen ñooñu waroon nañu xoolit seen i mbir naka la ñu def ba lankal leen ko maanaam mbir yi daal boo koy xool yëpp coow li jarul bëri mooy kumba am ndey la ak kumba amul ndey. bëgg a dóor doom làq doom. dàq doom donc mooy mu ngi noonu mooy gis-gis boobu la ci Aliou am ñu ñëw ci Moustapha donc expliqué naa ko conseil constitutionnel décision bi mu rendre démb ci recours yi nga xamante ni déposé wu nañ ko foofu la jëm ci liste yi nga xamante ni ñoo war a jongante ci législative yi ndax décision boobu xaaroon nga ko wala. wala loolu xaaruma ko woon parce que bi ma gisee démb waa société civile bi ñoom Moundiaye Cissé ak ñoom professeur Babacar Gueye docteur Babacar Gueye ñu def seen point de presse bi comme nañ ko defee woon balaa moo addu ci mbirum recours yi njëkkoon dugaloon ñu gis ne ba mu waxee apaisé na woon après séddale woon na bañ ne def rendre na justice comme niñ ko doon waxee mais bii ba li ñu gis mooy vraiment dafa dàqandoo ñëpp la dàq maanaam képp indi recours mu dàq la Yewwi Askan Wi ñetti recours lañ dugaloon mooy surprise bi nga xam ne amoon na ci parrainage bi ñu ne Yewwi warul bokk beneen recours bi mooy liñ ne ñoom seen liste kii bi titulaire bi warta bokk ñu ne tamit ñoom dinañ bokk ak beneen recours bi nga xam ne dañuy sàkku ñu dàq liste Benno Bokk Yaakaar bi parce que dafa am ñaari jigéen ñoo xam dañoo toppante ci suppléant yi ñett yëpp ñu gàntal leen ko ñu ne leen yooyu yëpp amul ñu leen indi ay explication ne yéen tamit du ngeen mën a bokk lii maanaam li direction générale des élections def moo nekk dafay indi li Obama doon wax l'Afrique n'a pas besoin d'hommes forts mais d'institutions fortes nous avons un problème d'institution Mahfouz suñu problème yi problème institution la mënuñu à chaque fois bu ñu demee élection présidentielle conseil constitutionnel installé dëkk bi ci benn psychose boo xam ne kenn du nekk ci jàmm fu ñu toll naan conseil bi lu mu wax lan la war a wax démocratie yu mag wala yu màgg yëpp dépassé nañu état boobu dañuy wax ñiy dem déposer seen répondre nañ ñi war a répondre ñu dem def seen yoon mais lan mooy ndey élection yi da nga gis benn logique d'exclusion bu mu demee c'est-à-dire dañuy def élection mais dàqaate lañ gën a farataal ngeen bokk mais pour quelle raison mais dañoo def démocratie ouverture la démocratie compétition la mais boo def compétition jiital exclusion doo am ñu compétir mais pour man waroon nañu yolomal mbir mi ay ñoom ànd sàmm ji ñoom Fadel Barro ñoom Bougane di dàq nit ñi gauche droite am na ñoom problème mu chèque lañ leen dàqee mais ay des trucs yoo xam ne tu ne comprends même pas man je me dis que war nañ mën a xoolaat mbir mi daal parce que foo amee woon 47 bii paa nga am 15 yaa xayti war 15 c'est jouable waroon nañ mën a xool naka ne ba 15 yooyu participer loolu benn mbir la mais nga gis logique d'exclusion boobu loolu la ñuy njëkk a ñaawlu bu ñëwee ci jafe-jafe institution bi d'abord conseil constitutionnel mais ña fa nekk ni président Macky Sall moo leen fa teg ça c'est déjà un problème te loolu opposants yi duñ ci wax pourquoi ne pas réformer le conseil constitutionnel nañu xool nuñ koy toggaatee France mi ñuy roy ñoom 9 lañ seen ay membres ñi nekk ancien président ils sont des membres de fait du conseil constitutionnel bi président assemblée nationale day indi proposer président sénat day proposer mais ñun fii mën nañu xool nu ñuy def magistrat UMS am ñu mu propose ñu dugal leen fa ñu xam ne au moins ñi UMS moo leen yóbbu conseil constitutionnel ñooñu xanaa dinañ am benn indépendance bi ñooñu xanaa du ñu def yenn yi xanaa mais ku toog si kujje gi
wax li nga xamante ne moo la arrange su ma ñëwee dinaa fal dinaa changer dinaa def ni dinaa mais boo demee ba toog da ngay ko taxas jëmale sa wet c'est-à-dire li la arrangé nga fi la arrangé doo ko def gis nañ fi CNRI ak Macky Sall réforme yu mu proposé woon après ñu jox ko mu ne man lañ fal yi ma neex laay jël yi ma neexul du ma ko jël kenn mënu ci dara donc loolu mooy suñu jafe-jafe problème institution la ñu am te loolu moo ñu topp ca local ya ca législatif te dañuy topp ba présidentiel yi ca local gisoon nañ ko ak préfet yi doon organiser kii di rejet en cascade yi nga xamante ne mooy candidature Yewwi ñii dem ñu leen préfet yi dàqante ak ay candidats di yóbbu ay cours d'appel ak ñu lay ngay topp kalaame ji waat yu fi mësta am bii paa gis direction générale des élections ñu koy tiire ay tiir yoo xamante ne musul am kenn musu koo gis daanaka jógee nañ fa ñu ñëw ci conseil constitutionnel nga xam ne moom présidentiel moom mooy jafe-jafe nday jafe-jafe yi ngay gis ci réew mi yëpp kon loolu pour man problème institution mooy problème bi jiitu et mooy suñu tawat te loolu tant que saafaruñ ko chaque élection du ñu jóg ci ay jafe-jafe ak ay problème bu ñu ñëwee ci li nga xamante ne mooy mbir mi am ni ki démba dañu ubbi benn fenêtre boo xamante ne pour man xamaguñ sax fu mu leen jëmee parce que boo nee benn liste mooy dem xaaj naa liste bi dina dem beneen liste bi du dem mais liste bi nga xaaj ak bi ko remplacé bi 53 la bi 50 tey ji supposons ñu dem ñële di démissionné wala mu ñële mu ñu am ba bàyyi mais bu ñu demee ba manqué fu ngeen jëm noo leen di complété 53 que les 50 yi et puis ban jamono la 53 di remplacer 50 c'est-à-dire ñaari si sax tolloo ñu sax pour mën a remplacer keneen ki c'est ça le problème matul kii 53 la kii 50 la tey jii supposons imagine toi ñi la am 53 ñu jàll ñu am 53 ci premier tour bi ñu am 53 candidats yu ñu jàll ci proportionnel fu ñuy jëlee 3 personnes dañuy wooyee ne jox leen ñetti nit ñu dugal leen amul loolu moo tax liste bi ñaar la te dañoo collé kenn mënu koo xaaj c'est-à-dire loolu lañ sóor moo tax soo demee ba ëppal 53 ñaari baax bon ñu éliminer ñaari yëpp parce que tey jii yooyu bu ñu amee ñaata 52 candidats 52 députés si liste proportionnelle fu ñuy jëlee ñaari ñu siy teg amuñu ko léegi loolu fu conseil bi jëm amu ko donc loolu dafay ay mbir yoo xamante ne pour man sóoruñ ko xamuñu sax fu mu leen jëmee suba moo taxoon ñu ne bu liste bi boo remplacé ba mu mat nga dem ci ginnaaw pour remplacer ñu sóor ko c'est pas pour rien ñu teg leen fa léegi boo ko fa dindee kële nga dindi la mu dem kële nga bàyyi na ko léegi amoo suppléant titulaire kese nga demee léegi moom bu ay suppléant bu ay titulaire am jeexee fan lay jëlee ku mu complété tey jii Benno Bokk Yaakaar bu ñu demee ñu am 56 députés fu ñu jëlee yeneen 3 députés ñu ci def fan lañ koy jëlee fan dañuy woo Macky Sall ne ko jox ñu ñett ñu dugal leen député parce que ëppal ngeen donc c'est-à-dire c'est pour vous dire que ne dañoo dugg ci benn buntu boo xamante ne mën nañ am jafe-jafe suba dugg nañ ci buntu boo wala démission yi sax dugg nañ ci buntu boo xamante ne tey ji xamuñu fu mu leen jëmee nangu nañ loo xamante ne c'est parce que c'est Benno Bokk Yaakaar moo tax ñu nangu ko xamuñu fu mu ñu jëmee suba tey ji bu subaa booy déposer liste mën nga déposer say liste titulaire bañ a déposer kii bu ñu la waxee ñu ne jurisprudence de Benno Bokk Yaakaar 2022 amoon na fi defoon nañ ko fi léegi nañ bàyyiwaat mu dem mais ça c'est un problème di interpréter droit par rapport c'est Benno Bokk Yaakaar interpréter un droit par rapport parce que c'est Yewwi Askan Wi c'est ce qui fait mal et boo déggee yenn réaction yi nga gis ñenn ñi di ko def naan waaw non lu war a mën a am la lu war a mën a nekk la non man je me dis que il faut qu'on soit beaucoup plus sérieux te tey ji am na ay professeurs am na ay kàngam yoo xamante ils ont mal dans leur peau parce que xam na ne lii ñu def nii yaakaar naa ne c'est tout sauf du droit en tout cas li ci mënti am mooy recours moom amatul jeex na ndax conseil constitutionnel bu xasee ba àddu moom kenn mënut a def fenn recours loolu mu wax moom mooy continuer donc dañuy jàpp ne ñi nga xamante ni ñoom ñooy liste titulaire boobu nga xamante ni moom mooy Yewwi Askan bi Ousmane Sonko jiite woon ko ñoom Aïda Mbodj Déthié Fall ñoom ay ténor ay kàngam yoo xam ne si nii daanaka naru ñoo dem assemblée nationale donc dinañ am assemblée nationale boo xam ne si nii assemblée nationale bu yéeme lay nekk waaye aussi dañ am benn campagne boo xam ne si nii campagne bu yéeme lay nekk avant ñu egg ci campagne bi rek aussi man yaa ngi koy junj léegi mooy ay yëngatu wala ay jàppante yoo xam ne si nii mën na am ci fan yi ñu jëm bu ñu xamee que ni Yewwi Askan bi le 8 muy mercredi bi ñu jëm dinañu génn ci mbedd mi mais loolu moom mën nañ ko xaarandi Ousmane Sonko déjà annoncé na couleur yi wax na gars yi ne nañu mobiliser lu ñu mësul gis ci histoire du Sénégal parce que moom tamit waaw gisoon na ne vraiment seen recours yi conseil constitutionnel da koy nenal mu nekk lu nga xamante ni comme ni ko Moustapha waxee lu ñuy ñaawlu la parce que bu ñu nekkee ci réew moo xamante ni démocratie la non seulement dañu war a liggéey ba nga xamante ni suba ak ginnaaw suba élection bu amee xel sax du xalaat ni li may def nii kat njort naa ne war na ba ñàkk baax mais en 2022 Benno Bokk Yaakaar bi mu nekk ci nguur gi xaajoon nañ seen liste dem donc bu bii baaxulee naa fexe ba assuré na bi njëkk bi wala bi ci topp bi benn dina ci baax ba bu ñu gàntalee benn bi beneen bi mën a dem loolu mooy lu nga xamante ni lu ñaaw la comme ni mu koy waxee ci remplacement yi xam nga dañ ne jigéen bu démissionné jigéen moo koy remplacer maanaam dañuy tëb góor bi nekk topp ci moom dama war jigéen bi ci léegi imaginel par exemple
ñu am ñoom 20 députés 10 jigéen ñëpp démissionné wala ñeneen ñi nga xam ne dañu démissionné ñu di wëri jigéen ñi ñu koy remplacer te jigéen ñooñu noonu motuñu ko ci liste bi ñu ngi woon ci liste suppléant bi naka la ñuy def ak ñoom c'est-à-dire pour nga toll ci benn situation moo xamante ni doo am fooy wërëjee ki ñëw remplacer ko dafa yomb ci mbir yi te loolu mooy li nga xamante ni loi bi daf ko prévoiroon pour daw ko parce que ba ñuy wax ne nañu def parité également dañu bëggoon fexe ba góor comme jigéen kenn ku si nekk am baat ci réew mi ñoo xam ne lu góor man jigéen mun na ko fu ñu indee seen xalaat ñu góor jigéen indi fa également xalaat ñu xool ci xalaat yi ñu dajale yépp naka la ñuy def ba ci waxtaan juboo ci démocratie suñu réew ñu mën ko liggéey tabax ko ci lu baax mais bu fekkee ni comme ñoom niñ koy doxalee la nii mooy nañu fexe ba nu ñu gën a mën a dàqee ñiy jongante ñun nañu ko ñëw waaye ñun tamit erreur bu ñu mënti def ci mbir yi nañu fexe ba suñu mbër yi ñoom it bokk ci langue googu bu ko defee moom mooy waral fan yi di ñëw ak yeneen yi ci topp dina ñu am ay yëngu-yëngu yu nga xamante dina am boobaa dinañ ci lor ay doomu Sénégal lor ci également Sénégal alors li ci am après mooy sénégalais yi dinañ am fulay dem wote ji wote ba nga xamante ni dinañ tànn quand même liste bi ñu jàpp ne ñooñu bu ñu demee dinañ leen mën a représenter à l'Assemblée nationale mais ki nga xamante ni moom moo si gën a jël coup jàpp naa ne Benno Bokk Yaakaar la parce que ñoom ñoo def lu nga xamante nii bi histoire du Sénégal amee ci élection ba léegi ñoom ñoo ko fi mos a def mooy que ñu ngi jëm ci ay élection yu nga xamante ni mais de facto ñii moom bëgguñu ñoom ñu bokk te wane nañ ko wanewaat ko te non seulement da leen di yàqal ci bii ñu jëm nii 2022 bi mais da leen di coûter encore plus cher en 2024. waaw en tout cas lu ci mënti am mooy que ni ñoom Ousmane Sonko duñu battre campagne comme ni ko Mimi Touré waxee. mën nañ battre campagne. c'est-à-dire si damay tooñ damay paraphraser ki nga xamante ni moom moo di Mimi Touré. mais ñu ñëw ci li nga xamante ni Aliou wax na ko léegi muy ñoom duñu dem. lépp mën na impacté ci vote bi maanaam am ñoo xam si tey dañuy toog duñu dem seen kër. taux d'abstention bi Ousmane Sonko bokkul Déthié Fall bokkul wala keneen bokkul man daal ñooñu ñoo ma taxaw di yëngutu demuñu damay toog sama kër. mais nag mën nañ xaar loolu waaw mais nag dem vote ji ngir sanctionner Benno bu fekkee ne ñoom loolu moo leen taxoon jóg mooy li nga xamante ni moom la ñu war a def. wan leen na leen mais il faut aussi ñoom Ousmane Sonko même bu ñu dem assemblée nationale mais ñu am taxawaay boobu aussi mobiliser nit ñi ne leen dem même dem mais am nañu leen ngeen voté am nañu liste suppléant am nañu liste également ci département yi. donc bu ñu fekkee na ñoom teewuñu assemblée it am nañ seen i ñooñ ñu nga xamante ni teewal nañ leen. te jàpp naa ni bu fekkee coalition yu mel noonu la que suppléants yi ak titulaires yi normalement dayo yeeg yooyu yëpp daanaka bu fekkee ne niveau bi ci code de popularité beeg responsabilité yi ci parti amuñu it mais jàpp naa ne niveau intellectuel yeeg yu mel noonu différence bi warul la sori maanaam objectif wu coalition bi benn lay doon. mooy que ni da nga fay teewal sa askan lépp lu nga xamante ni lu jaadu la nga taxaw ko ka fexe mu am lépp lu nga xamante ni jaaduwul nga def ko maanaam liggéey rôle parlementaire di contrôler également li nga xamante ni moom mooy gouvernement bi lépp lu nga xamante ni ay yàqu-yàqu la ak ay ndëng-ndëng booy voté budget nga mën a gëstu ba nga xamante ni te loolu liggéey la yu bëri yu nga xamante ni du biir assemblée nationale nga koy def mais assemblée nationale biir bi moom mooy mujjanteel gi mais liggéey la yu nga xam ne da nga koy def sur le terrain échanger ak ñi ngi ci war a échanger comme ñoom demuñu assemblée nationale mais mën nañu échanger ak ñi nga xamante ni ñoom ñoo fa nekk donc ci yenn proposition de loi yi wala yenn budget yu ñu war a voté yooyu ñi nga xamante ni ñoom ñu ngi ci seen coalition yi ñu waxtaan ak ñoom ba nga xamante ni ñoom ñu dem di défendre également seen i idée ñu mën ko défendre ak brio. d'accord yow Moustapha taux de participation bi ndax loolu mën na ko impacter. waaw mën na ko impacter parce que am na ñoo xamante ne dañ doon bëgg am ay figures yu ñu bëgg a gis assemblée nationale bu ñu leen gisul mën nañ bu ñu xamee ne bokkuñu mën nañ décourager. ba ci leader sax engagement bi ñu waroon am ñu bañ koo am parce que loolu mën na ci jouer mais bu ñu fàtte ne tamit dafa am ay particularités du élection présidentielle donc ay liste la ci gox bi waa wàllu ñoom ñoo sekkante ni moo tax ma ne fi ñu toll nii ñi ngi annoncé ay marche ak yooyu noonu nañu bañ a perdre temps bu bëri ci ay comme nañu ko doon defee ci 2011 ak Ablaye Wade ñu bëri perdre temps Macky Sall dem di campagne au même moment gagné mbir te bu ce qui est sûr mooy bu ñu woote ay marche ak yenn coow yooyu di xeexi am nañu ay candidats yoo xam ne Ahmed Aïdara mi ngi Guédiawaye Abba Mbaye mi ngi Saint-Louis Birame Souleye mi ngi Thiès
mais ñooñu tey duñ mën a bokk ci mouvance ba di xeex jëmale suba seen au même moment ñeneen nekk fa di meeting ak yooyu duñ ko mën a nangu dañ naan soit da nga ciy lekk mbaa nga bàyyi soit ñu ñëpp dañuy retiré wu ñu bàyyi wala ñu dem xeexi mais mu loolu la ñu embarqué no moo tax ma yaakaar ne dëgg la dina metti c'est frustrant am nañu leen metti mais yaakaaruma xeex bi am lu mu leen fay dara yaakaaruma ko parce que ni mu demee la ni élection yi demee la ni mu tëggee la parce que bu ñu revenir ci naka la njëgsee fii tamit d'abord man dama ko doon misaal démb sama benn xarit ci misaal bu gàtt man na ko mi ngi mel ni ñaari kaboo yu taxaw rek kii dóor bal bopp bi kii dóor balam si bopp ñu dem hôpital mooy conseil constitutionnel mu sauvé kenn ku mu yóbbu ko ci morgue ba noonu kese la demee daa tànn sauvé yee bennoo kële mu yóbbu ko ci morgue bi léegi yow nag faute bi nga njëkkat mooy loo tiré sa bal sa tànk ñoom ñoo mais yeewi c'est tiré une balle dans le pied mais loolu il faut ñu nangu ko loolu ñoom la bu Ousmane Sonko bind ci page am ne def nañ faute boo xamante bu ñëw seen liste bi du jàll kon ñoom am nañ ci part de responsabilité boo xamante bu ñuy analyser objectivement bu ñu ko fàtte tey ji ñoom bu ñu ko defuloon fii aar toll foofu la ñuy toll kenn du wax jamono ji ndax ñi ngi dem nañu ak demuñu kon na mu def ba yóbbu boppam hôpital moo njëkk indi jafe-jafe boobu kenn fitalu ko mais moo fital boppam boo demee na fekk fa docteur boo xam ne danaan yaa indi sa bopp fekk daal sa noonu war la faj bu la rayee yaa ray lu sa bopp loolu tamit bu ñu ko fàtte loolu mooy li ma doon bëgg indi lu njëkk li bu ñu fàtte loolu beneen mbir mi xeex bi ñuy di engagé ci mbedd mi ak yoonu yëpp mais di xeex bu xamante da ngeen dem en rang dispersé ndam du fa yomb parce que au même moment ñuy xeex suppléant ñu nga toog di tàccule di naan seen café naan alhamdulilahi rabbil alamin man mi ñu xeexoon bu yóbbu suppléant tey lu kenn musta foog imagine toi yow bu ñu ne loon kan mooy jël liste suppléant fi ñu toll léegi kooku la ñuy obligé jël photo remplacer photo Ousmane Sonko koo xam ne kenn xamu ko mu nekk ca kaw photo ba ñu naan kii mooy kan ñu naan peut-être xool leen ci logo bi rek mooy yeewi askan wi kenn xamu leen mais quel paradoxe bu ñu nar a dund ji wërsëgu yàlla moo tax ma ne élection chaque jour yàlla du jóg di ñu wan boppam chaque jour am na ñoo xamante ne demoon nañ ba na génnee seen bopp si liste suppléant mais Banda Diop mi suppléant lañ ko dugal Dakar mu siisu bàyyi mais am na ñoom si suppléant toogoon nañ dañuy dem bàyyi ji mais tey ji nga dégg ñu ne yéen titulaire nag léegi ku leen naw leen di ngeen nekk ci député bay nekk ay titulaire ndax doon remplacer moo tax ñu dugal leen fa mais situation yoo xam ne doo comprendre loolu moo tax ma jàpp ne actuellement le vin est tiré fi ñu toll ni yeewi li ñu mën mooy conférence de presse marche def nii mais je ne pense pas que ñu mën a bloquer processus élection yi ni mu entamé ak ni mu demee la preuve gis nga mbir mi ñëw na lan ngay mën poste di ñaawlu après jour di avancé léegi ñu convoqué waat leen defar bulletin yi avancé ñu jàpp dat ñu dem voté ji li ñu mën mooy bu ñu perdre temps di gaañ ñi nga xamante ne seen i ay naataango lañ parce que suppléant yi ay nit lañ nag c'est des sénégalais bokk ci parti nekk ak ñoom yàlla nangoo doon suppléant tamit yàlla bu leen xëyee ñu dem élection tamit buñ dem ba fàtte ne mel ni comme si ñu baal ma ci cadre gu du ay nit la ñu investir seen ginnaaw ay nit ñoo leen fas yéenee remplacer ñoom def nañu erreur yàlla nattu na ñu nekk à l'écart nañ ko nangu man loolu laay wax nañ ko nangu parce que quoi qu'on puisse dire nag Yewwi a fauté loolu am na même si ñeneen dañ cee sukkandiku mais Yewwi a fauté loolu tamit bu ñu ko fàtte comme si tamit Benno tamit a fauté en tout cas li ci mënte am mooy yi ngi koy junj Aliou wax na ko muy xeex bi ñu xaar yow aussi yaa ngi koy junj mais en tout cas li ci mënti am mooy Barthélémy Dias nee na moom du seetaan kenn muy yàq Ndakaaru te sama mooy meeru Ndakaaru neen du yàq kenn mu koy du seetaan kenn yàq Dakar ci ay manifestations yi mel noonu moom taxaw na ci waaw taxaw na loolu faut ñu bàyyi ko xel aussi bu amee fulla nag Ndakaaru kenn warul ko yàq ci lu nga xamante ni yow nangu nga ni am nga ci part de responsabilité waay jàpp naa ne bu fekkee ne dañu bëgg suñu réew mi lépp lu koy defar la ñu war a gën a mën a di promouvoir que li ko nga xamante ni moom moo koy yàq léegi moo xam ne li nga xam ne moom mooy ay combat politique ñu amalee ko ci ay combat politique après bu jeex na ñu dem wëri leneen am na leneen lu ëpp assemblée nationale te politique mën na la ko faire réserver donc mu ngi ay séances yu bëri yu nga xamante ni mu ngi suñu kanam dem gën a jaajuwaat gën a defarwaat xam ne élection yeneen yi di ñëw li ma daloon ci élection législative 2022 kat dinaa fexe ba ci sama carrière politique li ma dese yëpp dootul ma dal ci àdduna en tout cas li ci mënti am mooy que ni noonu la liste yi demee waaye tamit am nañu ci maire muy liste Yewwi Askan bi foofu ci département bu Thiès muy docteur Babacar Diop moom communiqué la génn yàq na lu mel ne xamee ki nga xamante ni moom moo di Khalifa Sall mi nga xamante ni moom moo defar liste yi ndax moom dafa jàppoon ne moom la ñuy war a teg foofu ci département bu Thiès finalement mu ñu ko teg en tout cas moom li mu jàppe mbir bi mooy un crime politique jàpp ne dañ leen a wor dañ leen a rey de façon politique Moustapha nooy gisee communiqué boobu nga xamante ni les Guelwaar génn nañ ko
waaw man jàng naa communiqué je pense que defoon nañ ci commentaire bërki démb la suñu juumul. démb waaw def nañ ci commentaire dinañ ci ñëwaat fi mu sama même position bi rek lay campé damay ànd ak moom damay d'accord ak moom parce que boo gisee Babacar Diop dayo bi mu am ku nekk nag ak sa ni nga ko xalaate ak ni nga ko gisee. mais man ba léegi mun maa comprendre à la place de Babacar Diop ñu jox ko Birame Souleye Diop parce que kii mooy maire ville bi kii maire Thiès Nord la. donc buñ doon xool logique pour logique rek Babacar Diop moo war a nekk foofu. mais bu ñu fa jëlee Babacar Diop te ñeneen ñëpp noonu la demee boo ñëwee Dakar Barthélémy Dias moom lañ investiraat te nekkaat na moom lañ bëgg dem parce que ñi dañ lay layal ne mënoo nekk fépp mënuñu laa sédd lépp mais pourquoi pas néewuñu Dakar Barth nekk nga maire léegi bàyyil ñeneen ñi no parce que fii bëri woon na ay candidat kat mënoon nañ ne Barth nekk nga maire te maire Dakar doy na sëkk liggéey nag kon député ba bàyyil keneen mu dem mais dañ ko bàyyi mu dem parce que xam nañ ne nit bu influent la ci Ndakaaru Ahmed Aïdara Guédiawaye mënoon nañ ne Ahmed yow kat Guédiawaye ville bi doy na sëkk bàyyil keneen mu dem assemblée mais defuñ ko dañoo bàyyi Ahmed demat mais pourquoi Thiès ñu bëgg def exception bi loolu moo ma jaaxal Ousmane Sonko Ziguinchor moo nekkaat tête de liste fii kon pour man loolu yaakaar naa ne benn injustice la boo xam ne def nañ ko mi erreur boo xamante erreur laa ko mën a tuddee warul woon mën a demee noonu parce que comme Thiès ñaar lañ am d'accord am na benn ànd bu ñuy àndandoog wàllu peut-être moo leen yóbbee erreur boobu noonu mais même su wàllu ñëwee sax war nañ ko mën a wàllu kat mooy ñu dugal Birame Souleye ak Babacar Diop parce que ñaar ñi kat am nañ fi taxawaay boo xamante ne yéen ngeen indi jigéen wala ngeen xoon beneen façon bu ngeen defee mais niñ ko defee nii je pense que erreur la boo xamante ne parfois doo comprendre sa gis nga li si Yewwi bi nii rejet bi ñu ko rejeté pour man lu war a jàngal leader yi la lu leen war a jàngal parce que xool liste ba mu génnee coow li topp liste bi ñi mer ñi frustré ñi génn kaas ñi génn coow daan investi daan def sa xaalis daan def date yu nekk nga xëy gis ñu dugale 37e position nga xëy gis ñu dugale 25e position nga xam ne pour nga jàll miracle wala sauf lu foog jéewoon am nañu bokk ci ñoom ñu toog daan ñaw ñu toog daan ñaw ñoo xam ne fi ñu toll ñi ngi tàccu di sar xoole seen biir kër yi parce qu'ils vont se dire que voilà yéen a ko def mi ngi noonu te li leen ko gën a yóbbee lu bëri dem am problème parité fii dem amaat fii problème fële parce que li ko indi lu bëri bokk na ci façon bañ defaree liste bi gis nga saa waaye loo tëju def ko ci benn néeg wala ngeen defar ñaar nit ñetti lu ngeen juum day yomb mais lu mbooloo defar juum te amaana du fa am parce que mën na la échappé Aliou mais man du ma échappé parce que groupe lañu mais su fekkente ne ni ngeen ko doon defee woote fii def nii suuf jaar nii ne ne bu erreur amee rek bu ngeen moytu ak taf-tafee bi dem toog direction générale des élections yendu fa fanaan fa yooyu yëpp nga gis nga xam ne am na benn manque de préparation bu ci am boo xamante ne pour man war nañ ci mën a jànge et puis leçon élection 2022 pour man leçon la ci képp kiy nekk ci espace politique bi sax laay wax parce que ñëpp nañ jàngee ci li daal Yewwi ba bu ñu demaatee élection dootu leen dalante parce que xam nañ ne di nga jàkkaarloo ñoo xamante duñ la may dara docteur Babacar Diop communiqué boobu Aliou noo ko gisee waaw mais lu logique la jàpp naa ne sax yéex na ko def parce que bi nga xamante ni gaa ngi koy rumbandaat te ñi bokk si ñoom defoon conférence d'ailleurs waxoon si ne docteur Babacar bokkul sax si liste yi faf mu waroon naa depuis boobu génn artu ndax xel mënu la nangu nga nekk maire de ville ci benn gox ñu dindee la fa jël ko nga xamante ni benn commune la yor ci foofe mu jiitu la c'est-à-dire ñu ngi commencé di la wàññi sa dayoo ci mbir yi bu fekkee da nga koy xool ci comme ni ko Moustapha waxee leader yi nga xamante ni naturellement dañu gagné seen localité dañu leen tabaat ñu diriger waat liste boobu bu fekkee ni sax dañuy dem démissionner loolu la gën a xel gën a nangu mais sa présence ci espace politique bi na nga ko war a mën a marqué ci élection yooyu noonu suñu jógee foofu ñu xool composition bi nga xamante ni moom la ñu composé Yewwi Askan Wi mooy que ni leader yi ñoom ñoo dajaloo alors ci seen i communiqué ak seen communication da ngay dégg ne ñoom bi ñuy waaj a dem dañu wax leader yëpp ñi nga xamante ni dañu bëgg a dem ci département yi nañu bind wax ne dañu bëgg kon donc foofu leader yi la ñuy privilégié alors Birame Souleye du leader u Pastef Pastef la bokk mais du leader bi donc foofu Ousmane Sonko ba mooy am premier choix bi après ñu def li si des Babacar Diop dafa bokkoon si ñi nga xam ne dafa bindoon ne moom dafa bëgg a dem compétir ci département am donc kooku lu ñu bëri bañoon mais lu ci ëpp ci ñoom 23 yi wala indi ne ñoom si liste nationale bi la ñu bëgg bokk moom mu bokk si rare 5 wala 4 wala 3 leaders yi nga xamante ne dañ ne ñoom dañuy dem bokk ci département yi donc kooku d'office dafa waroon jàll tête de liste départementale de Thiès alors bu fekkee ni ay calcul politique dem na ba nga xamante ni ñu génnee ko foofu ci ay raisons yu nga xamante ni moom si boppam da koy ignorer ak képp nga xamante ni nga analyste nga yaa ngi xool ci ginnaaw donc mooy monté wu docteur Babacar Diop ci diir bu gàtt boobu noonu moom la ñu ko bëgg a arrêté parce que quand même docteur Babacar Diop ñu ngi koy ràññee ci ba ñu ko jàppee ci Gris Palais après mu jógee fa waa Université Mars mu jógee fa temps bu gàtt
mu nekk maire de Thiès. am benn présence bu nga xamante ni fu wootee micro yëpp ñëw bu waxee gars yi déglu ko. ñu gis ko mu nekk nag benn nit bu nga xamante ni bu éloquent la ci ay discours am ak façon bi nga xamante ni noonu lay waxee. ñu bëri commencé ko bàyyi xel alors bu fekkee ni da ngeen nekk ci ak langue politique gu mel ni Yewwi Askan Wi. donc dañ ne ku yu bëri mënuñu bokk ndab su ko defee dañ koy bëgg a dindi. alors beneen bi nga xamante ni mën nañu ko ci retenir. ci investiture yi wala liste yi ak lépp li nga xamante ni moom moo ci xew alors non seulement ñun bu ñu nekkee jullit war nañu xam ne yàlla rek mooy Karim parce que nit ki mën naa bëgg benn mbir de mais bu fekkee ne suñu borom bëgg ko moom loolu du mos a antu mooy li ngay tax ma nga def erreur ba ñu lay dàq sax da lay jaaxal benn expérience laa xam parce que man participé naa ci benn élection alors booy dem say déposer sa candidature benn casier judiciaire ngay yóbbu ak benn soit extrait de naissance wala sa photocopie carte d'identité. alors naka la ñu def bu retrouver wu ak benn candidat bu am ñaari dossier ba war a tax ñu mën a rocci mu déposer dossier ba pare amaat dossier bi pour mën ko déposer waat. mu wane ne mbirum suñu borom rek moom moo yéeme. alors fi nga xamante ni moom lañ doon xaarandi ñii. waroon nekk ci ay positions yu ñu leen promettroon ci seen waxtaan après ñu mujjee leen yóbbu ci yenn position yu nga xamante ni loolu moom mooy yéen éliminer lañ leen. te fàtte nañ ne suñu borom pareegul ci ay ndogalam ba noppi bu fekkee ni ñi ngay éliminer noonu yàlla dafa wax ne yéen ñooñu yéen a war a ànd dem assemblée nationale te yow nga éliminer leen mooy que ni yaa ngi ci bàttin def lu nga xamante ni xamoo ko yooyu également mu nekk lu mat a bàyyi xel. bon pour résumer mooy ku war ren ba déwén mu jig la. wolof Njaay nee na dañ la ko jiiñ mais du yow donc loolu rek moom laa ci mën a am lu nga xamante ni lu ñuy jàngat la te docteur Babacar je pense que ni li mu def également lu xel mën a nangu la parce que moom ci boppam ak les Guelwaar bu fekkoon ne élection yi dafa dem rek te nekkul Yewwi kenn mënu ko tere nekk candidat. d'accord rapidement li ñu des ci waxtu bariwul donc dañ koy tënk rek lan lañ mën a xaar ci fan yi di ñëw. waaw fan yi di ñëw naturellement dina am ay marche dinañ jóg comme niñ ko bindoo bëggoon defee le vendredi passé. mais dinañ annoncé nañ marche mercredi xam naa ne dinañ marche mais lépp lu ñu munti mobiliser ak lu ñu munti def man yaakaar naa ne actuellement yaakaaruma li fi nekk nii mu am lu ñu mën a changer si données. waaw bay wéy na mbuus noonu laa koy mën a jàppee dinañ woote nag wax leen métti wax leen naqari parce que dëgg la subir nañ injustice. waaw mais yaakaar naa ne actuellement loo marche mënoo dem nga ne damay fekk urne yi ma tëj leen. damay fekk kii ma taal kii loolu kenn mënu koo digaale kenn mënu ko wax. donc ban stratégie nga mën a teg naka nga war a mën a def ba ñu delloo la say droit wala nga xeex mënatoo koo def. moo tax man amatuma yaakaar awma espoir mu am dara loo xamante ne manifestation yi mën na ko changer. peut-être benn communication internationale moom da ngay wane au niveau international ni ñu ngi subir benn injustice. ñi ngi dem élection boo xamante ne dañoo dagg suñu liste si digg bi. génne suñu ay tutélaire de façon délibérée nag laay wax parce que ba léegi waa direction générale des élections amul fenn fu ñu sukkandiku ne comme ni ñuy expliqué naan bii moo njëkk dugg wala amul de dafa ñëw nag yaakaar ne liste bi indi ñaari article mooy L78 L79 ba mu ko indee ne liste kii bi laa génne tutélaire bi laa génne bàyyi fa suppléant yi ba léegi waxuñu lii ak li la sukkandiku pour génne tutélaire te pourtant mënoon a génne suppléant bi comme ni ko Aliou expliqué ci commencement bi dugal tutélaire yi mais moom moo xool lu ko neex moo tax mu génne bële waaw loolu tamit di ay mbir yoo xamante ne du neex a layal du neex a expliquer mais comme ni ñu koy waxee nii rek def nañ ay erreur ñu la sukkandiku si faagaagal leen donc foofu la mbir mi toll j'espère que nañ jàng seen ay erreur ba dootu leen dalati prochainement et puis buñ ci jógee rek ñu xool naka la ñuy ba mooy tondi ko yu ni mel. Aliou lu ñu mën a xaar. ci fan yi ñëw waaw comme ni ko Moustapha waxee ay yëngu-yëngal mais xam nga analyste politique yi ak ñi jàngale politique yëpp dañuy wax. les erreurs en politique ça se paye cash. moom mooy li nga xamante ni moo dal Yewwi moo dal Benno moo dal képp ku nga xamante ni yaa ngi jublu ci élection yi te def ci erreur ak lu mu ndaw moo xam ñoom Fadel Barro moo xam ñoom Bougane ak ñeneen ñi. donc ces erreurs là war nañ ci ñoom jàng tey ne waruñu ko def erreur yi ngay def ci boo yoree nguur gi nit ñi di la ko muñal ak yooyu bu fekkee ne en politique nga ko def bala ngaa yegg kenn du la ko baal. alors ñu jëm ci ay manifestation ay yëngu-yëngal mais dama jàpp ne ñoom manifestation yeeg loolu lu ci ëpp solo mooy la communication mooy askan wi xam opinion internationale bi également xam mais nañu fexe bu fekkee ni vraiment c'est des citoyens sénégalais yu bëgg réew mi comme ni leen ko Bart waxee du ma seetaan kenn ku yàq Ndakaaru ñu def pour la première fois mobilisation bu am solo mais mobilisation moo xam ne bu ñu fa jógee également même mbuusu ndox ya nga xamante ni indi nañ ko naan ñu dal di koy ramasser ba fa
ñoom ñu defee manifestation set wecc c'est-à-dire ñu jël benn moment bu nga xamante ni dinañu occuper place publique bi parce que ñun ñëpp ñoo ko bokk mais bu ñu leen ko autoriser ñu def seen manifestation jàllale seen communication mais bu ci nit socc bu ci nit sëqat buñ ci gaañ doomu aadama te buñ ci yàq li nga xamante ni ñun ñëpp ñoo ko bokk ñu wane ne ñii kat ñu bëgg réew mi lañu mais am na lu nga xamante ni naqare na leen te wane nañ ko te doole ji nga xamante ni wane nañ ko am na fu ñu leen di pousse buñ fa yeggee la dina gën a métti bu ko defee ñoom ñu wane seen doole wane également li nga xamante ni moom dañu bëgg xam ne ndonte xañ nañ leen seen liste titulaire mais seen liste suppléant yi nga xamante ni si ñoom la ñu bokk ñoom i tamit nangu nekk fi ñu nekk noonu ñooñu ñu gunge leen bu yàlla defee ñooñu ñu voté leen ñu dem assemblée nationale ñu ñaax leen ba nga xamante ni au delà de leader yi nga xamante ni ràññee nañ leen ci ñoom ñu amaat yeneen leader yi nga xamante ni dinañ leen ràññewaat donc loolu day gën a tax ci élection yeneen yi ñu jublu ñu gën a amaat dayo bi nga xamante ni moom la ñu bëgg parce que bu ñu amee ci beneen wet gi yeneen nit yu nga xamante ni commencé nañu am yenn moyens yi mën a def yenn campagne yi loolu ça leur permettra ñu gën a am mbooloo moo xamante ni moom mooy tax ba 2024 bu ñu fi bëggee jël mbër mi nga xamante ni peut-être moom la bennoo di am mu gën a mën a yomb si ñoom en tout cas loolu foofu la ñu toll muy recours yi nga xamante ni conseil constitutionnel daal dina koy dàq daal di dëggal li nga xamante ni moo di ab décision la arrêté donc direction générale des élections daal di koy génne jëm ci liste yooyu nga xamante ni moom moo di Benno Bokk Yaakaar ak Yewwi Askan bi Moustapha jaajëfal naa la jaajëfal Aliou donc bàyyi la rek nga def sa mot de la fin. waaw dama lay remercier ci plateau bi merci. Aliou. di la jaajëfal képp nga xamante ni yaa ngi ñu doon seetaan di waxaat sénégalais yi ñu jël seen i responsabilité ci li nga xamante ni moom mooy lii xew ay élection wala ay lu ci mënti am ñu xool d'abord fan la intérêt wu Sénégal nekk bala ñoo jiital ay intérêt personnel. en tout cas jaajëfal naa leen bu baax a baax ci waxtaan bu am solo bi nga xamante ni xalaat yu rafet yi nga xamante ni génne jàpp nañu rafet na ñu ngi leen ci jaajëfal bu baax di jaajëfal ñi nga xamante ni ñoom ñoo ñuy seetaan tous les jours muy suñu mbokki internet yi nga xamante ni lundi ba samedi duñu tàyyi duñu seetaan ci le point de la rédaction Libaas Mbaye moom moo nekkoon ci wàllum réalisation bi ak technique bi di leen wax ngeen wéy di ñu topp ci suñu plateforme digitale yi muy Facebook ngeen aimé page bi waaye YouTube ngeen abonné activer la cloche de notification fi nga xamante ni moom moo di application bi mën ngeen ko am seen téléphone jaare ko ci Play Store di leen jox dig daje ba altine ak jàmm yaa ngeen jëf. ku ne xam ne ne yàlla daa bind te yemalewul am na ñu matal am ñu matlewul waaye ba mottali amee ba léegi kenn sonnatul buur kattan di produit 100% naturel sans effet secondaire ñu defare ko li nga xamante ni moo di petit cola bisaab ak jinjeer ñoo ngi jàppale leen ci seen wàllu kattan ak seen wàllu wërgu yaram bu nekk jar na fi nguur ak keng ba ci kikirikiij waaye bii mooy seen buur di buur kattan ballonnement moo ci mën constipation faiblesse sexuelle diabète sinusite éjaculation précoce di joxe appétit sexuel teg ci itam day raxas sa biir ba mu set wecc wooteel gaaw ci 77 413 59 24 77 413 59 24 xar yëpp xar lañ waaye laadum da ciy gën te bu ñu nee góor ngóoraa tax